asalaamaaleykum mbokku internet info Rewmi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal encore une fois di leen wax ni tey nag moom dañu indi benn ndaanaan ki nga xamante ne nii mooy président des jeunes griots du département de Dakar ci biir APR kooku nag du kenn ku dul Bour Gueweul dañ koy nuyu dalal ko wax ko mu nuyoo ak internet yi. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di la nuyu. di nuyu Sénégal di nuyu info Rewmi waaw ndax info Rewmi daal ay information leen dañ lay joxe te sopp naa info Rewmi. ok léegi Bour Gueweul dañuy tàmbalee waxtaan bi ci xam lan moo waral nga nekk président des jeunes griots du département de Dakar ci biir APR. voilà en fait dama lay nuyu dama lay fay bu baax a baax parce que lu tax ma nekk président des jeunes griots du département de Dakar dans l'APR Yaakaar damay yàgg ànd ak président Macky Sall man ak président Macky Sall de Dekkal Ngor ànd ak moom ci yoonu yokkute ànd ak moom ci benn bokk yaakaar ànd ak moom ci l'APR Yaakaar ànd ak moom na ci 2000 Macky 2019 bi nii ma ànd ak moom ci ngor ak ci fulla ma gis ci moom fulla bu mat sëkk ndax jiite tey jeune de 18 ans à 30 ans yombul ci surtout ay géwël ñoom ñëpp nekk sama ginnaaw ma formé mouvement muy les jeunes griots du département Dakar dans l'APR Yaakaar ma ànd seeg samay xarit ànd seeg ay famille géwël yu mag seen sët yi nekk ci man ànd ak man ci xeex bi pour jàppale président Macky Sall ci parti bi parce que ñu ñoo àndoon président Macky Sall Dekkal Ngor moo tax ma créé les jeunes griots du département Dakar pour ñu jàppale président Macky Sall. ah ok kon yow mën nañ wax ni loolu da nga ko créer juste pour jàppale ki nga xam ne mooy président Macky Sall. ndax yëg-yëg bi nga am ci moom. voilà léegi yow ban relation nga am ak le président Macky Sall. président Macky Sall dama am relation ak moom parce que dama ko gis sopp ko dama ko yàgg bëgg man 2007 laa sopp président Macky Sall parce que dama gis ni ko Abdoulaye Wade defoon ñu sonal ko bu génne ko PDS yàlla def ma gént. gis Macky Sall yéeg ci giléem ba Macky Sall yéeg ci giléem man may dox ci naaj bi tàng bi Macky Sall jox ma ndox depuis ba ma géntee président Macky Sall mu yéeg ci giléem xaw ma lan moo tax ma gën a sopp président Macky Sall loolu moo indi sama diggante ak ànd ak président Macky Sall beneen bi si topp man de président Macky Sall ndax ka tax ma xam président Macky Sall muy Pape Jean Ndiaye ak Mansour Niass ñooñu. boole ma ci affaire u APR ne ma ñëw ñu jàppale président Macky Sall man na président Macky Sall boobu maa ngi def en classe de 3e lycée au lycée Lamine Gueye Van Vollenhoven ba fay may jàng foofu may jël photo affiche Macky Sall yi ko taf ci tableau yi dama ko yàgg sopp ndax su nee gaa yi mexee tax te yaa baax weesul yaa baax ku ñu ko xamal yaa baax président Macky Sall dama ko bëgg sa biir xol su wàccoon 8h ma ànd ak moom 9h macha allah parce que dama bëgg comportement am ak yaruwam ak valeur am ak judduwam. mais est-ce que ni nga nekkee président jeunes yi nii ci biir APR yomb na à ce que yow nga mën a rassembler ñoom ñëpp ba ñu daw ci ki nga xamante ne mooy ginnaaw Macky Sall. waaw ba association bi ba ma ko organisé dama woo ñi la xam dañ bëgg ànd président Macky Sall parce que soo wootee mbooloo ñii dañuy nangu ñii du nangu man ma ne ma kon en tant que jeune le plus jeune communicateur traditionnel nekk xale bu ndaw ma ne pourquoi pas waruma jàppale président Macky Sall jël samay askan. ci la ma nàmp ak ci li ma xam ma woo leen pour ñu ànd ak président Macky Sall moo tax ma formé association des jeunes griots ma leen ñëw la ñu ànd xàccandoo dóorandoo pour jàppale son excellence loolu moo war a ma tëgg association des jeunes griots du département Dakar mais géew li kenn moomu leen. dëgg la ndax ñu ñëpp bokk ndey bokk baay ba ma ko defee tamit jeunes griots yi ànd ceeg man ne ma yow ba mu mettee yow la ñu gis ngay xeexal président Macky Sall en tant que jeune plus jeune. kon maanaam jeune griots yi ñoom ñoo booloo quoi fal li nga xamante ne mooy président. voilà jeune griots du département Dakar yi bokk ci parti bi mooy géwél yi bokk ci parti bi les jeunes griots du département Dakar. dans l'APR Yaakaar. ñoo ma ñëw boole ma ne ma kaay yow yaay suñu njiit parce que li ñu mun a wax ak xeex bu ñu mun a xeex pour jàppale président Macky Sall yow buur géwél yow yaa ko mun a def. kon mën nañ jàpp ne Bour Gueweul xeex na ba nga xamante ne nii ñu bàyyi leen ñu tëggaat. am nga ci ay démarches yoo ci dox. voilà kon affaire xeex bi man waa RFI seetsi woon na ma ba RFI seetsi ma am na la ma ca wax man leen
mbas la boo xam ne àdduna moo am mbas du Sénégal yàlla moo wàcce mbas bi du mbasu Macky Sall le mbasu àdduna la kon te yàlla def na mbas bi am na fii ci Sénégal nanu jéem a xool ñuy jàppale président Macky Sall ba yàlla def yëpp saafara loolu laa waxoon man su fekkee yàlla def na ba fi wàññeeku président su biir boîte yi au lieu que 1000 personnes ci boîte yi def ko 500 personnes au lieu que 300 personnes def ko 250 personnes pour ñu jéem a am mesure bi boo xam ne feebar bi dinañ ko xeexal suñu bopp ba mu dañ fi ba ñu commencé suñuy activité ndax na géwël yi ak waykat yi amuñu lu nu tëgg ak way parce que ci loolu yi teree suñuy doom dañuy teree suñuy waajur si yóbbee dépense suñu kër yi te loolu ñu ñaan nañ ko président Macky Sall d'ailleurs sax dañuy gërëm président Macky Sall avant ñu koy ñaan parce que ba mbas bi amee jël na ay teranga jox ko géwël yi mais teraanga yi am na ci ñu ne ñii am nañ ñii amuñu ba loolu doon na indi sax ay li nga xamante mooy problème. mais nag ñëpp mënuñu am yow waykat dañu bëri. dëgg la Tambacounda bëriwul waykat Ziguinchor bëriwul waykat Matta Koulibantang bëriwul waykat Point bëriwul waykat. dëgg la Médina bëriwul waykat. dëgg la mais waykat yi mais waykat ñëppay taas ñëppay bongo. ñëppay way ñëppay rap. mais nag ñii dañuy am ñii tamit xaar yàlla def mbas bu jeex ñu rattrapé ko ci kii bi feebar bi bu jeexee. mais nag ñaan yàlla na ñëpp Macky Sall mënu jox ñëpp xaalis. dëgg la Macky Sall góor kese la. yéene wam la joxe. yéene wam la joxe ni yéen artistes yi man maa leen jàppale lii ndax gis naa toog nañ di xaar kon ñun artistes yi ñun géwël yi dañu war a gërëm président Macky Sall ku ko sant man sant naa ko ku ko gërëmul man buur géwël gërëm naa président Macky Sall. ndax olof jaay nee na mar naan taxul la naan ndoxu petit waaye laa ko ngénte liir ba du ko jeexal. dëgg la kon mën nañ ne yow. instant bii nii daal pare nga pour soutenir Macky Sall ci sur tous les plans. déggoo ak nu mu mën ba ci troisième mandat bi pare nga pour soutenir ko. déggoo waxu troisième mandat bi du ma ko wax mais man Bour Gueweul en tant que président des jeunes griots du département Dakar Macky lépp lu mu dugg suba ba ngoon dinaa ko ànd ak moom. dinaa ko xeex ak moom parce que président Macky Sall laa am moom laa xam te moom laay jàppale d'ailleurs du ma nangu tamit benn sama morom nawle di ko xas baa di ko wax lu ñaaw ndax baa lay xas président Macky Sall man Bour Gueweul ma xas la. kon yow ndax yow mii. sa borom sa kër. baa ba ngay xas. yow nga xas ma. kon président Macky Sall dañuy ànd moom saa yi lu mu soxla ñu ànd ci moom. yéen géwël yi daal. ñun géwël lu mu soxla. yéen a ngi ci ginnaaw lu mu soxla laa la wax nag waxu troisième mandat waaye lu mu soxla. dañ ci ànd ak moom ci ginnaaw lu mu ci ginnaaw. léegi yow Bour Gueweul à part président Macky Sall est-ce que am nga relation ak yeneen président yu dul Macky Sall. voilà en fait ki la xam ne mooy première dame du Niger. madame Aïssatou Youssouf. xam naa ko bu baax muy ko baax muy ko ñàkk ñaan madame Aïssatou Youssouf. ku ci mel tamit madame Dieyna Keba Condé première dame du Guinée muy ko baax xam naa ko. voilà mais amuloo benn problème quoi ak yeneen mosuloo am problème ak ñi nga xamante ne ñi ñooy yeneen géwël yi quoi ñi nga xamante ne ànduñu ak Macky Sall. voilà mosoon naa ci am benn problème mais problème bi taxul naan problème ñàkk réeroo la woon. amoon na benn émission plateau télé dama tudd télé bi. émission télé la woon ak bungokat yi ak tëkkat sabar yi. ñu invité ma ci émission bi pour ma wax ci ma participer ci mais dama la ne nanu booloo doon benn ndax géwël xamul xuloo xamul xeex géwël da ngay sol lu rafet sañse ba jekk ànd ak yar ànd ak dal ak personnalité sa géer am problème nga ub problème sa problème géer nga jël sa problème yow def ko sa problème dégg na mes la sa géer day am problème nga bàyyi problème am ñëw jël sa problème yokk ko ci gérer problème yëpp mu doon benn. mais est-ce que loolu mënul yomb parce que dañuy gis ni à chaque fois géwël yi bu njëkk dañ gënoon a manko que fi mu toll nii. waaye léegi non léegi nag géwël yi manko doon le waaye ña nekkul géwël ñu bëri ci artistes yi bu njëkk géwël day defar te man Bour Gueweul du ma yàq benn du ma def dara luy ñaaw wala luy yàq ci Sénégal dama bëgg lépp rafet ndax ëllëg moo tax ndax El Hadj Mansour Mbaye dafa toog ba toog rafet Mbaye Peex def lu rafet Bécaye Mbaye def lu rafet Gal mi def lu rafet
Mbaye Gueye fa def lu rafet Youssou def lu rafet Waly mi la xam suñu mag la mu def lu rafet Pape bi def lu rafet kon ñoom ñëpp su defee lu rafet kon ñun ndaw ñi da war a topp seen ginnaaw def lu rafet pour ëllëg moo tax. mais est-ce que yaakaaroon ne li waral loolu mooy que ni Sénégal fi mu toll nii ku tëb way xam nga bu njëkk nit ñi dañ doon jàng way ñii donn ko. mais léegi da ngay gis ku bongo ba mu neex la nga way nga gis ku fecc ba mu neex la nga way yow mi nga xamante ne ni yaay président des jeunes griots loolu lan moo ci sa gis-gis. lekkat ñan la jar 2000 francs. waaw. compte plaque ñan la jar 2000 francs. soo daajee bongo léegi loolu xam lu ko waral mooy da ngay gis rek xale bu ndaw tàmm fekk tàmm wayantu te ala ko du géwël bu njëkk dañ koy nàmp soo ko nàmpee nga tette ko soo ko tettee nga xam nan la ñuy woyee ak nan lañ koy jàngee léegi kenn jàngatul way da ngay gis ma Kumba Paate Njaay way na nga ne lu tax Kumba Paate Njaay way te ma dàq ko voix xaw ma yuuxu. mais est-ce que du loolu kon mooy indi problème yi. entre vous mais loolu indi problème bi parce que jot way léegi nag xale yi damay ñaan xale yu ndaw yi la xam ne am 17 ans 15 ans 17 ans 16 ans ñu jéem a delluwaat école jàng ku ci mënul jàng école la dem école des arts nga jàng way soo ko jàngee la tarbiyu ko parce que il faut ñu delluwaat ci école yi. parce que bu njëkk da nga doon gis way da nga ci am ay jàngat mais léegi dañu seetlu ne way ay clash moo ci am bu dul clash ñu ngi waxante ay wax yu ñaaw wala ay wax yu bon yoo xamante ne suñu rakk-rakkaat yi sax dañ ci jaaraat ci loolu. loolu yow lan moo ci sa gis-gis. léegi sa yaay ci boppam su la yaree jàng yëblu 6e daare la def petite section grande section moyenne section nga def 6e def ba CM2 dem ba 3e doo soo waaye doo saaga parce que am na éducation boo xam ne dana ko jàngal léegi soo jugee soo jàngul amoo yar sa kër kenn yaru la soo nekkee waykat da ngay xamadi parce que way mun na way ba retraite clash amul. Youssou way na musul wax lu ñaaw Wally way na musul wax lu ñaaw Pape Diouf way na musul wax lu ñaaw Kiné Lam way na musul wax lu ñaaw Fatou Guewel ñoom Soda Mama musul way wax lu ñaaw Ndiaga Mbaye way na ba dee musul wax lu ñaaw parce que da doon way actualité bu am léegi xale yi waytuñu actualité xale yi way bruit dañuy téye seen way dafa rafet. mais yow mi nga xamante ne yaay président des jeunes griots te nga xamante ne jege nga Macky Sall loolu lan moo ci gis-gisu Macky Sall. président na moom mënu wax dara ci waykat yi ndax président homme de culture la xam na culture bu baax a baax la diggante Fatick am na culture Fouta am na culture parce que président moom dafa bëgg ndaw réew yi te jàppale na artistes yi ndax soo xoolee tey jii ministère de la culture mu ngi liggéey bu baax te président day ñaax xale gën a góorgóorlu am na yar ak dal. ndax nit réew mënu wax dara artistes yi parce que tamit c'est le président de la République te président fi ne koo xam ne dafa bëgg culture xam luy culture. mais parfois mën na dégg way boo xamante ne nii mën na ko dépasser wala mu dégg way boo xamante ne nii neexul ci dégg mu wax la ne buur géwël lii wala laa. wala mosul am c'est que xam na président des fois dama gis des fois ay nit di clash président mën leen gis nit su la yàlla mayee ba nga am président mel ni Macky Sall mu am yar am diine xalifa général yi bëgg ko soo ko xasoo ko sa bopp la xas Macky Sall ki mu ko xas xam koy xas ku xamul démb xamul birki démb waaye Macky dafa am yar te nanu jox respect kilifa yi nanu bàyyi ku mere nit la dem ci rab law yooxu xas ay président xas ay ministre xas ay kilifa loolu rafetul mun na wax ak ñi te doo ko xas mun naa la sànni flèche te du ñaaw mais nan bàyyi di xas président yi di way ay way yu ñaaw ci président yi dañu am yar ñàkk yar moo tax mbas bi am ci àdduna ndax yàlla su joxee mbas mooy il faut ñu ñi delluwaat seen xel ci yàlla te du booleeg dal. mais est-ce que yaakaar nga ni tamit nii ñu bàyyee nii pour ñu commencé waat di def soirée yi est-ce que yaakaar nga ne dina yomb tamit mbas mi gaaw fi jóge parce que je pense pas que ni ñoom dinañ mën a régler comment dirais-je dinañ mën a def li nga xamante ne moom lañ leen sant daal. voilà loolu mooy tey loolu ñi nekk ci boîte ñu mun jàppale état bi parce que soo amee boîte tey boo xam ne yow leer na ba leer boîte baa ngi jël 200 personnes. ngir yàlla defal 150 personnes pour nit ñi jéem a écarter tuuti su fekkee boîte bi 1000 personnes la jël ngir yàlla def ko 500 personnes wala 700 personnes pour nit ñi tamit bañ a
laamisoo bëri ñooñu ñoo mun jàppale état bi parce que état lu mun mooy yërëm na askanu Sénégal yërëm na askanu culture fa mu jàppale leen tuuti parce que yi fi tamit yàgg na. léegi yow ban conseil ngay jox artistes yi. ci ban conseil laay jox artistes yi mooy artistes yi ñu jéem a boole doon benn dañ jéem a booloo parce que booloo mooy doole. dañ jéem a jàppandoo parce que artiste da nga war def ci ko artiste wuyoo turu artiste doxu artiste xam yëfu artiste xam lan mooy artiste loolu soo ko mu amele doon na artiste te ñu bàyyi jaxasante bi seen biir nit ñi tamit mun a wax lu rafet ci nit ak nit parce que àdduna dara yàqu ko. ndax ñoo bokk ndey bokk bàyyi. ndax président Macky Sall nit ku baax la. te artistes yi dañu président da leen sagal grand théâtre bii El Hadj Ndiaye Rose ko tuddee. sagalu géwël yi. dëgg la sagalu na jëlu Youssou Ndour def ko ministre de la culture. sagalu na. waa président wàcc na ñun jël géwëlu communicateur traditionnel yépp sagal na leen ñii suñu feebaree Marème Faye Sall mi la xam ni moo baax ci réew mi jàppale te këram mu ngi jàppale artistes yi ñi ci feebar ñi la xam ni am na moyen mu leen jàppale kon wax dëgg yàlla Macky Sall sagal nañu de ñun géwél ñu war a sagal suñu bopp pour mu jàppale ko ndax yaa baax weesul yaa baax te kuñ ko wax xamal yaa baax. léegi yow Bour Gueweul Macky Sall la mës a defal. man président Macky Sall na man dama ko bëgg ndax dama ko bëgg te yàlla tax te man xam naa ni dama bëgg président Macky Sall. waaw da nga ko bëgg. waaw dama bëgg le mais dama bëgg xam ndax moom mës na la defal dara quoi. non man mës na la jëndal kër wala mës na la jëndal oto wala. non xaaruma président Macky Sall di ma defal parce que dama doon géwél noobu boo xam ne dama suur dem tey soog a ñëw dama ànd ak moom ngir amour dama ànd ak moom ngir bugg ko waaye da ay nitam sagal na ma te moom sagal na ma. yow maanaam da nga ko bëgg rek te yàlla tax. dama ko bëgg xaaroo mu defal la dara. non xaaruma dara mu defal ma ko. kon ñi yaakaar ne defal na la. da nga waaye ñi xam nga ni ñuy wax naan ay Bour Gueweul président Macky Sall teral na ko waaye man teralu yàlla moom gën a teral nit te ku yàlla teral la kontaan waaye nag président Macky Sall dama ko bëgg barke Seydina Mohamed. macha allah dama ko tey sama loxo bi su ko soxla woon ma jël paaka dagg ko jox ko. loolu rëy na de. barke yonti bi sama loxo bi su ko soxla woon ma jël paaka dagg ko jox ko président Macky Sall la xanaa déggoo ma. dégg naa la bu baax. déggoo ma de sama loxo bi su ko soxla woon dama buur loxo bi laa soxla ma ko président dama seeraas paaka yooyu ñu gën a ñaw daggal mu dagg bàyyi Amadou Kor Marème. mais ñooñu est-ce que loolu ñi ci ànd ak yow bëri na. waaw mais bëri est-ce que bëri nga mbooloo. mais bëri naa mbooloo mais bëri yoo mais attends yow war a xam bëri naa mbooloo ndax yow gis samay mbooloo. mais non loolu foog nga wax ko waa Sénégal. non Sénégal xam na man dama siw yàlla def ñëpp ma xam. dëgg la. Sénégal ñëpp ma xam ci lu baax ak ci jàppale doomu aadama ba ma nekkee primaire dama doon jël samay mburu ak samay boisson di ko may samay morom kon yaa ngi naa def teraanga ci réew mi de déggoo ma de kon président Macky Sall man mbooloo laa ko wan élection bi dama jël sama xaalis kenn jox ma xaalis mooy woo ay géwël ñu def ay porte à porte mel ni Pape Mel Diop moo ma jàppale ci loolu ak Abdoulaye Diouf Sarr ak Cheikh Ba ak sama ne giir bu baax koo xam ne politikul kooku politikul du politique. ta relation avec Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr yàlla dafa def muy sama xarit ndax man maay seen géwélu juddu mook Pape Mel ak Cheikh Ba ndax Abdoulaye Diouf Sarr sama xarit la dama fonk daf ma bëgg mu bëgg ko ba nit ñëpp xam bëgg naa ko ndax awsi la lañuy woowee yaayam du jóg ma paat lañuy woowee maamam mag taas la xarit jóg ngóone mengi yaay jël sigil ngóone jàll ngóone maama Njaay penda jooju ba tuddumaa ci lil maama Njaay penda jooju sama maam. am nga relation bu rafet ak artistes yu mag yi ku ci mel ni Youssou Ndour ak ay Thione Seck. mais parce que je sais que ne Bour Gueweul xale la. léegi dama bëggoon xam ba xam yow ci xale yi nga gën a nekkal xarit. wala ci mag ñi nga gën a nekkal xarit wala Bour Gueweul moom xaritu ñëpp la. non c'est que xam nga Bour Gueweul Sénégal la Bour Gueweul àdduna la Youssou Ndour man dama ko bëgg parce que ma gis nu mu jàppalee président Macky Sall. macha allah dama ko sopp dafa yiw
ndax fu président gestoo ngi seen Youssou fu Youssou gestoo seen Macky fu Thione gestoo ngi seen président parce que ñoom dañu bëgg président Thione bëgg président mais Wally sama xarit la macha allah Wally dafa baax Wally nit ku dëggu la nit ku sincère la nit ku xam àdduna la nit ku sonn ci doomu aadama la kenn gënu ko te ku baax la waaye ku ma teral la. amuloo benn problème ak artistes yu ndaw yi. aw benn problème ak artistes yi. ñoom ñëpp say xarit la. waaw ñoom samay xarit la xam laa xam ci artistes yi ku ci def grand théâtre su ma la mënee ñëw présenté la nit ku baax mu jàppale la. kon Bour Gueweul mën nañ ne moom dafa nekk di jàppale ñi nga xam ne ñooy jeune talent yi. jeune talent yi ci côté Macky Sall. waaw jeune talent yi ñi la xam ne dañuy def ay grand théâtre wala def dara. su ma ñëwee ma xam sama nit ku baax ku ci mel ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba mi la xam ni sama xarit la sama lépp la te la xam ni mu ngi jàppale waa Médina loxoom jugul ci waa Médina Cheikh Ba loxoom jugul ci waa Médina mu ngi jàppale waa Médina te lu mu am jox na ko waa Médina kon artiste yi ndaw ku ci xew dama dem ci Cheikh Ba fëgg ko ne ko DG tiw la sa soppe la day anniversaire grand théâtre te grand théâtre du benn fan du ñaari fan waaye jàppale ko ci biir yi mu jàppale ko ci biir yi. mais est-ce que boo defee loolu après ñoom dinañ am reconnaissance envers toi. xam nga na ku ci amul reconnaissance. bés dina ñëwaat xam ne ñaanoo yàlla def benn yoon grand théâtre. dëgg la grand théâtre da ngay ñaan yàlla di nga def chaque jour tous les jours mais soo defee benn nga war koo ci woo mu la allo je te rappelle à plus tard. mais temps marche yi ñoo ngi gis ne yow amoon nga problème ak jeune griot yi lan moo waraloon loolu. non jeune griot yi affaire marche bi c'est que man dama ne woon ànduma ci marche bi parce que géwél du marche yàlla xam na ni ñëpp am mettit muy opérateur économique yi di homme d'affaires yi di rapporteur d'affaires yi te ñëpp dana am problème waaye su ma sañoon ñu jéem a xool ñu ñu toggee waxtaan ak suñu biir def solution tegal ko président Macky Sall mu xool ñu jàppale man contre ma marche bi de dama contre ci ni nga ko defee mais ñoon samay grand frère lañu ñu baax lañu te bu ñu ñaan yàlla tamit nit ñi di jaxase géwli seen biir. mais boobu mën nañ ni kon ñoom le temps bi ñuy marche yow yaa ngi woon ci suuf di dox say démarche pour président bàyyi li nga xamante ne ni ñu tëgg. man taaw démarche bi taaw marche bi wax dëgg yàlla maa ngi jéem a wax nit ñi pour ñu dal ña ma xam te ma sëgg ñoom wax nee naa ne su ma sañoon de ñu def nii ak nii ak naa parce que àdduna mu solo. parce que àdduna du benn fan. dëgg la du benn fan président Macky Sall ala kulli aal day dem keneen moo ñëwaat. keneen soo amee sa jikko du la boole ci mbir bi kon ñaan nañu yàlla képp lu waay def na rafet pour ëllëg pour mu rafet la xam ni doo ci am problème te géwél bu njëkk moomul marche day fekk day marche mu leen bàyyi leen marche yi ñu dem waxtaan njiitu réew mi jàmm am ci réew. kon ku xam géwél xam ne ñoom xol yu yaatu lañ. géwél la. dañuy dimbali. waaw. puisque yow da nga jege le président Macky Sall. gis nga fan yii sinistre yi ni ñuy dund ak li nga xamante ne mooy inondation yi loolu est-ce que jot nga ci wax ak monsieur le président. non man dama waxal monsieur le président damay défendre monsieur le président man défendeur la mais nit ki di nga ko défendre. mais boo gisee loo xamante ne nii da nga ko war a wax. non je pense que da nga ko war a wax puisque yéen ñaar jegeen non man xam la mun président Macky Sall ci boppam ma gis foo xam ne am na fa métit ñama xam ma seeti leen mu leen def leen nii mënd bi na yàllaa wàcce tawam te yàlla su deful woon taw gars yi daal Macky Sall dafa ay gaaf xam naa sénégalais le waa kër S bi su mu bëggee Macky Sall dafa ay gaaf su tawee ba diig ñu ni faalewul waa mënd bi mais mënd bi yàllaa ko def France am na mënd Chine am na mënd Mali bi am na mënd mais xam nga dafa am loo xam ne yàlla su ko defee ci période tam da war a booloo lu waay mën def ko te yàlla tax président mu nekk fépp le munul nekk fépp tamit di woo waa APR tamit ñuy jéem a défendre président Macky Sall waa APR dañu war a défendre Macky Sall am na quelques responsables yoo xam ne dañu war a dem plateau di défendre président Macky Sall na président Macky Sall liggéey def loo xam ne jar na défendre def na fi loo xam ne
jar naa dem wane ko ci plateau yi massa ñun géwél ñu ngi toog ci plateau yi di wane lu président def. kon yow daal man na ne yow moom tu es avec le président là jusqu'à la fin. dama ne moom laa bàyyile sama bopp moom laa bëgg dama koy défendre. lan moo nekk sa dernier mot. li ma nekk sama dernier moom mooy di ñaan askan bi ànd ak dal di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi am daje Seydina Mohamed di lancer appel tamit waa kër Sonko yi dañu bàyyi wax bu ñaaw waa kër Sonko yi dañu bàyyi wax bu ñaaw. da nga am problème ak waa Sonko. waaw parce que du question problème sax xam nga lu gën a rafet mooy mun na ànd ak ki ngay politique la. te doo saaga ndey te mun naa ànd ak yow ñuy politique te du ma la xas. dëgg la waaye soo defee la waru def ma am ni ma koy waxee ba askan bi déglu ma mais wax bu ñaaw baaxul nan bàyyi Macky Sall nan ko bàyyi Macky du tàppet le déedéet doomu réew mi la te Macky paasul ñëw du indien Sénégal fi la juddoo bàyyam màggee fi ndeyam màggee fi mu dégg fi baax dégg fi président de la République. mais gis nañ mbas mi bi mu amee damay revenir ci loolu parce que gis nañ mbas mi bi mu amee gis nañ Sonko ni mu déplacé woo dem fi nga xamante ne nii mooy Kër Massar def ay tànkam dugg la moo tax président bi loolu amee def ko. dama ne Sonko ba mu nekk lee dara daan na dem ci kii ba mën bi ñaar at la fi am mën bi nekkul tekk salam de jamono Abdoulaye amul mën de jamono Abdou Diouf amul mën de jamono Senghor amul mën de Sonko lu tax moom jamono Abdoulaye solo daalaam dem seeti population bi nee na maa ngi nii massa coona ko léegi ku bëgg réew mi le da ngay def ay jeu politique. mais ñoo ngi. mais dugg ci ndox bi dem xuus ndox bi taxul mun faj ndox bi da ngay dem taxaw xool la war a saafara ndox bi nga xool ak sa bët dellu woo say conseil gars yi xaatuñ ko nga activé. mais nee nañ instant bi Macky Sall tournée bi muy def tournée kii lay def. tournée électorale. non tournée bi muy def dafa war a tourné dafa tourné politique le dafa seeti ni mu war a seeti bay dana war a dellu ci bay bi. parce que agricole bi mooy sukkal réew te nag mbas mënu am tamit ñu toog la naan ni mbas bi duñ dem fenn duñu jaar fenn duñ seeti kenn déedéet dafa dem na respecté mesures barrières yi président Macky Sall su mbas amul woon àll bi dañuy fàq ñëppay daw faciliteeru ko. mais gis nañ ko fi récemment am na fu mu dem takkul masque ña fa nekkoon ñëpp takkul ñu masque ba loolu waral na nit ñi lu nekk ñu ngi ko doon wax naan. puisque le président moo respecté wul mesure barrière yi kon ñun ñi nga xamante ne ñi. waaw nit ñi moom mën nañu tere ñu wax nañ yow am na ku la bëgg am na ku la bañ. dëgg la Sonko ba mu demee ci àll bi dafa takk masque ba doon xuus maa ñàpp dafa takk masque dama laaj Bougane ma doon xuus dafa takk masque kon léegi Macky Sall lañ gis Macky Sall ñuy wax non il faut Sénégal di wax actualité bi xew actualité xam mooy lan réew mi am jàmm am fi mbas mi dañ mais actualité takk na masque takkul masque. wooy na pan wooy na pii wooy na po dafa am njëriñ. mais clash entre Sonko ak Bougane yaa leen tudd léegi lan nga ko gisee. Sonko munu xas Bougane ndax Bougane loo ko munti wax ba mu méttee Bougane yàgg na jàppale ay nit. Bougane Gueye Dany yàgg na jàppale ay nit ca Ndar bu mu sokkee ko yàgg dafa jàppale ay nit boobu politique le Touba yàgg dafa jàppale ay nit Sonko. man dama ko boolewoo ci politique xam nga boolewoo ci politique ndax xam nga soo jullee gee waratoo génn sa kër soo dafa julli gee génn këram bokkul ci ànd politique bi kon yow ba instant bi ñu ngi wax ni président de l'opposition ñu ngi choisir entre Sonko ak ki nga xamante ne nii mooy Idrissa Seck yow tey kan bu doon yow la kan ngay jox président de l'opposition. man su ma sama sago wax dëgg yàlla président de l'opposition boobu Idrissa Seck laa ko yéene dafa dana bokk askanu géwél mag moom. je suis fier d'être Guiro te Idi soo gis wax bu ñaaw Macky Sall fekkee dëgg mu ne yàlla musu ko wax bu ñaaw baa mu génne wax boo xam ne ku dégg ne bismillaahi rahmaani rahiim te président dafa fonk Idi fonk Sonko fonk opposition bi ndax yaram moo ko may keroog ba mbas bi amee dafa woo képp kuy opposition ñu wusi ko ca palais boobu xam na nu kii le président de la République du Sénégal te ku mu ci woo dana nekk kaa ñu liggéey xool mbas bi ñu fi jógee mais yow liggéey boo mbas bu jeexoo sax patati patata na dem 3e mandat déet 4e mandat 15 mais attends
actualité bi mooy du troisième mandat xam nga mooy actualité bi nu mu jéem a xool feebar bi muy dañee te nit ñi jéem a am lu ñu lekk ak lu ñu naan. mais nit ñi nee nañ feebar bi politique la parce que nee nañ gis nañ ne depuis màggal bi di waaj a commencé ñu ngi wàññi cas yi tey 10 cas lañ am. mais waxuma loolu États-Unis nit ñi nekk du fa dee ak France ñoo leen politique seen feebar bi dama laaj feebar du politique la yàllaa indi mbas yàllaa fi jëlee mbas te incha allah soobee Serigne Touba Mbacké ci màggal bi daañu fay egg Serigne Touba dina Serigne Touba ci baaxam ak ci gëm-gëm gën nit gëm yàlla dina ba nee na màggal wax màggal Touba Serigne Touba moo woote diggu safar fa faaw yi fi wàññeeku na ndax Serigne Touba ñaanam dafa fort ak El Hadj Malick ak Baye Niass ñoom seen ñaan dafa fort le diggante gàmmu Tiwaawan gàmmoo màggal yëf day dañ parce que wér yi ak ñaan yi ak berne bi ñuy joxe kon naa da nga bëgg daal waa Sonko ñu bàyyi di. waa kër Sonko yi ñun waa AP duñ tontu waa kër Sonko yi parce que dañ leen nawloowul su ànd ngay nawloo day ànd koo nawloo su nee ngaay mi xee tax te ñun nawloowuñu waa kër Sonko nekkul adversaire u Macky Sall ñu suñu adversaire xam nga kan koo xam ne su ne xaa ñuy xaa Sonko su ne xaa duñ dëgg xaawam. mais nee nañ waa APR ñoom Sonko rek la ñu ragal def fi mu toll nii. ci non man opposition waaw mais attends man ragal ma Sonko te géwël la ragal ma Sonko yàlla laa ragal ak Seydina Mohamed ak sama ñaari waajur. yaakaaroo ne bu Macky wàccee Sonko mu yéeg. dégguma la Macky Sall wàcc Sonko yéeg yooyu yëpp waxaguñ ko dama ne Macky Sall daal yàlla na ko yàlla fay xolam mu eggali mandaawam ba waa APR toogaat di toog ba 2035 neew ma na Macky Sall mooy doon di def troisième mandat. mais loolu est-ce que dina yomb parce que moom moo waxoon ne 2 mandats lay def. non neew nga mën na nekk parce que yàlla rek moo. waaw dama ne 2 mandats lay def c'est dama ne dama ne man Bour Gueweul maa wax neew ma Macky Sall dina def troisième mandat waaye ñaan nañu yàlla kay toogaat ci place Macky Sall doon APR ba 2035 la Macky Sall yéene woon ci njabootam mu antu ak ci njaboot ak Sénégal. maanaam troisième mandat bi génn ci biir APR dama ne mais faaw génn APR après day am candidature APR moom parce que ay parti politique la ñuy politique. amuñu association de parti politique APR yaakaar na am teg ci waa benn bokk yaakaar bokku ci ñoom ñu am gor Moustapha Niasse am gor Tanor dem ci yàlla bi amoon gor am tamit nga ñëw am gor. ñu ànd ak président Macky Sall uuf ko buux ko ci lu muy def. Bour Gueweul continue. Continue. kon li may ñaan mooy damay gërëm ñëpp. di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu baax a baax. Messi borom Médina muy ku baax le futur maire de la Médina Cheikh Ahmed Tidiane Ba muy ku gore ku jàppale waa Médina jàppale président Macky Sall ci yoonu yokkute ak ci plan émergence ak ci lépp lu président di def Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu ngi jàppale président di gërëm Pape Mel Diop borom Dakaru borom aéroport ko gërëm bu baax a baax yàlla bàyyi ko fi daje Seydina Mohamed di gërëm ne Abdoulaye Diouf Sarr ma tax sa la xarit Diop Ngode ma ngay jël Abdoulaye Diouf Sarr di ko gërëm bu baax a baax yàlla fa ko cat yàlla may ko yéenam ci santé mu àggali ko te yàlla jàppale ko ci Ndakaaru Njaay bi la xam fi la dëkk sokkee koo fi màggee fi mu xam ne moom Ndakaaru fi la nàmpate fi la sosoo jooju fi la sosoo ci Ndakaaru Njaay bii waa appel bàyyi ko xel bu baax a baax nag jàmbaaru Macky Sall la te mu ngi jàppale Macky Sall di gërëm nag kenn ko xam ne spécialement laa koy gërëm muy maîtresse Dieynaba Ba la maison des anges benn géer la am à part Macky Sall muy góor benn jigéen bu góor benn géer bu jigéen la am muy Dieynaba Ba moo ma sagal moo ma jàppale sama activité politique yëpp te politique le xëccoo maire le xëccoo ministre le dafa toog koyam waaye bëgg na ma moo tax mu sagal ma dama koy gërëm bu baax boobu école la maison des anges ak waa pyramide des anges di koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi jëy tëriñ sara tëriñ kooku Amin jox lañu wooye yaayam Boubacar lañu wooye baayam Amadou lañu wooye baayam Nguur jox lañu wooye maamam Nguur Yaasin lañu wooye maamam kooku sama xarit baa ngi moo ma sagal ku def dégg na di gërëm ñëpp di gërëm Aziz Ndiaye mi nga xam ne Abdoulaye Daaro Mbarak Madior Sénégal Thiès soo gi bigee nga xam ni lu yàgg dëgg la loolu jaay naan la patience ne tue personne waaye l'Afrique est le berceau de l'humanité di gërëm bu baax waaye nag di gërëm samay xarit di gërëm président di gërëm képp ku bokk ci association des jeunes griots département de Dakar gërëm naa la di gërëm Tayrou Sarr bu baax
di gërëm Junior Cissé Lo bu baax di gërëm Abdou Ndiaye opérateur économique fàttewu ma Libaas mais fàttewu ma Papi di gërëm ñëpp di gërëm Mansour Diouf képp ku bokk APR te nga yaa ngi jàppale Bour Gueweul gërëm naa la di gërëm ñëpp di gërëm na Marème Faye Sall baaxam rek na xam ne lépp lu ma am dafa sagal géwél yi di gërëm Amadou Sall doomam Amadou Sall yàlla bàyyi ko fi yàlla far ko cat baayam yàlla bàyyi ko fi tëjee Seydina wax ma di gërëm na Ndeye Binta Gassama ak Youssou Ba gërëm naa ñëpp daal. waaw Bour Gueweul ñu ngi lay remercier. waaw Fatima tamit Alaaji Mansour Mbaye sunu maam. sunu lépp sunu wasila ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm tam Mbaye Peex ak Bekaay Mbaye képp kuy géwél bu mag la gërëm na la di gërëm ñëpp waaye di gërëm tam Wally Seck. maa ngi yaa si biir. Bour Gueweul ñu ngi lay remercier. di la jaajëfal ci présence bi. waaw kontaan na. yow tamit di la gërëm parce que nga baax am xale bu am yar la. te gis naa tamit info bi information bi leer lay joxe. te Sénégal da leen bëgg. ndax kuy taamu info na ñëw ci yéen. incha allah waaw. salut chers internautes d'Infos Rewmi ñoo ngi leen di remercier di leen jaajëfal di leen jox daje beneen yoon merci.